turam di Samba Kanté soxe ko ci Ñomre gox bu ñu naan Xoyu Cang di ndaw ñu ràññee ko lool ci bile gox ngir taxawaayam nekk conseiller municipal bokk it ci mouvement pour la renaissance de Ñomre ci ay atam yu néew moom Samba Kanté nekk chef d'entreprise du PDG Ñomre Avenir Plus ci loolu lay yoto mairie bu Ñomre ànd si ak mouvement MPD liggéey ci élection locale yu 23 janvier 2022 yi ñu jëm. ginnaaw bi ma leen nuyoo da ngeen may ma nuyu sant ak gërëm waa Ñomre toute la commune de Ñomre. Samba Kanté maa ngi juddoo Ñomre yaroo fa màgge fa ci quartier bu ñuy wax Xoyu Ceng di doomu El Hadj Ousmane Kanté bi nga xam ne nekkoon président des émigrés de Ñomre di ko ñaanal suñu borom dooli ko njéggal ak yërmande fa mu tëdd ci Touba di doomu tamit soxna suñuy wax Kiné Mbaye di ko ñaanal tamit suñu borom bàyyi ko fi ba mu yàgg lool ci suñu kanam ak bépp waajur. ma remercier waa Ñomre surtout ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci mouvement pour la renaissance de Ñomre di sonn suba guddi ak ngoon ngir loo xam ne lu jëmale commune bu Ñomre ci kanam la. dama leen di sant di leen remercier bu baax a baax ci taxawaay bi ak jàpp gi te yàlla rek tax. maa ngi débuté sama primaire élémentaire 1 bu Ñomre bu ma fa jógee tamit fi laa dem privé Abdou Khadir Mbacke bu Louga foofu la àggalee suma jàng bi ma fa jógee nag quelque temps def na commerce ci Ñomre mais yàggul après ñëw naa Dakar créer sama propre entreprise tuddee ko Ñomre Avenir Plus di yëngatu ci wàllu BTP soumissionnement di liggéey ak état du Sénégal commerce général agriculture élevage di intervenir ci domaine yu bëree bëri te xool naka laay mën a def tamit ba mën a taxawu sama communauté muy waa Ñomre nan laay mën a def ba apporter sama contribution ci loo xam ne luy jëmale gox bi ca kanam lay nekk. politique maa ngi ko tàmbalee def en 2012 le 26 novembre 2012 ci la créé mouvement bu tudd mouvement pour la renaissance de Ñomre. li ñu ci dugal nag dafa fekk ne bu ñu juddoo ci gox yaroo fa màgge fa bi ñuy gàddu ay sac di jàngi li ñu daan romb ba jamono boobu loolu la ñuy romb gisuñu benn changement nga xam ne Ñomre la fa nekk lépp émigré yi ñoo ko fa def dafa mel ne dañoo nekkoon ay citoyens yoo xam ne kenn considéré wuñu comme ay sénégalais. étant jeune nag ma xalaat ak samay morom ne war nañoo wàcc ci langue politique ndax dañoo bokk ci réew mi nekk ay sénégalais di contribuer comme tous les autres sénégalais. Ñomre nekk dëkk boo xam ne amul benn infrastructure sociale de base ñu fàtte ñu état jéemul ci ñun dara ñu taxawal suñu kuréel nekk benn collectif de défense boo xam ne lépp lu waroon am Ñomre à l'époque def nañ ay sorties dox nañ wax nañ jéem nañ ba fa ñu mën a yem ba bi ñu agsi en 2014 ma nekk conseiller municipal continuer suñu combat ci lancé boobu jàpp ne gox bi li koy soppi mooy ay doomu aadama ay nit yoo xam ne suñu borom dina leen dénk leen ci xam-xam dénk leen ci yéene bi nag mënul passé fi gox yi raw Sénégal tollu sa gox àgg fa wala nga mën leen a méngale. loolu moo sabab suñu dugg ci politique ñu yàgg ci xeex pour lu jëmale commune yu Ñomre ca kanam jafe-jafe yi bari parce que damay wax ne commune boo xam ne polarisé na plus de 30 000 habitants 48 villages amul poste de brigade insécurité foofu la tàmbalee. commune bu toll noonu am poste de santé boo xam ne plateau médical bi doy na waar personnel bi doy na waar jafe-jafe yi bari nit sax bu amee yenn feebar yi dañ ko évacuer Louga wala ñu yóbbu ko Dakar te pourtant ay sénégalais lañ comme ñi dëkk Dakar Plateau wala ñi dëkk feneen ak feneen. manque de considération boobu wala manque de volonté politique bi ci suñu ay leaders yi fa daan nekk à l'époque gën ñu pousser tey élèves yu bari bu ñu amee BFM dañuy dem Louga pour dem ci lycée Ñomre amul lycée. xam naa ci ñu bari ñoo xam ne loolu moo yàq seen jàng nga am BFM doo am hébergement doo am foo nekk ba da nga fay jaare sa jàng yàqu. femmes yi nekk ci ay jafe-jafe yu métti kenn jàppalewu leen liggéey yu ñu daan def banque lañu daan liggéeyal
taux d'intérêt bi di élevé di leen teg ay coono. Jeunesse bi tey su ma ñëwee ci football rek wala nawetaan wala sport pour xale def basket il faut mu dem ba jóge Ñomre def 12 kilomètres dem Louga pour mën a am terrain basket. terrain municipal bi fa nekk tey terrain vague la nga xam ne Ñomre àgg na ci am stade municipal comme yeneen communes yi ni ñu koy amee. marché bi war nañ ko valoriser nga xam ne Ñomre Carrefour def ko centre. yooyu yëpp bi ñu ko boolee ñu xam ne suñu dëkk laaj na tey mu am ay leader yoo xam ne méngoo ak jamono ba mën a jële Ñomre fii mu nekk yóbbu ko ci kanam. waaw diggante 2012 ba léegi bu action yi ñu teg bëri na ku mel ne Djibo Ka dama ko ñaanal tout le temps. bi ñu amee problème mu ndox nga xam ne lac de Guiers bi dafa traversé Ñomre à 7 kilomètres pourtant moo ñëw ba Dakar. ça fait plus de 200 et quelques kilomètres. ndox bi ñu doon utiliser litre bu ne amoon na 10 grammes de sel. jigéen bu tollee diggante du ko naan. bâtiment boo ci defar du yàgg day yàqu. pratiquement ndox mi amul woon benn njariñ. dañu doon obligé di jënd ay citerne ndox 30 000 di ko jëndee Louga di ko indi. waaw Djibo Ka ñu di ko ñaanal suñu borom dolli ko njéggal ak yërmande ci taxawaay boo xam ne taxaw na ko ci Ñomre suñu borom jaarale ko ci man. dañu mas a waxtaan mun laaj ma lan mooy seen problème Ñomre ma ne ko li ñu mënul concevoir mooy lac de Guiers bi romb Ñomre à 7 kilomètres. def plus de 200 kilomètres ñëw Dakar di leen servir ndox. ñun ñi mu romb ndox bi ñuy naan litre bu ne am 10 grammes de sel. jigéen bu amee fu mu toll dootu ko jël. bâtiment boo ci defar durée de vie bi du yàgg. ndox mi amatul benn utilité foofu. mu ne ma dinaa ko def question orale. suñu borom dogal mu posé ko question orale en tant que député yóbbu ko assemblée. je pense année boobu y avait 2 questions orales Mamadou Diop Decroix aussi defoon na question orale ci 500 soldats yi ñu yóbbu woon Mali. bi mu ko defee question orale Omar Gueye moo nekk ministre de l'hydraulique à l'époque. bi ko Omar Gueye nekkee war a répondre Djibo Ka un mardi. samedi ba Omar Gueye dafa ñëw Ñomre ànd ak directeur de la SONES bu Louga ak directeur SDE bu Louga à l'époque. ñu dem ba ci conduite bi à Njaxasleen benn village bu nekk ci commune bu Ñomre. c'est à 7 kilomètres de Ñomre. bi ñu ñëwee def seen visite de terrain ànd ak seen technicien. bi ko journaliste yi ne monsieur le ministre ndoxu Ñomre kañ la war a ñëw dafa ne leen da ngeen seetaan télé mardi damay répondre Djibo Ka. ça se voit kon ndox bi bu ñëwee Ñomre c'est grâce à lui. ñu di ko ci ñaanal bu baax a baax. ci ndox moom laay sukkandiku décembre 2020 le ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam recevoir mu ñu waxtaan. ma ne ko ndox bi dañ ñëw na depuis 2014 mais ci ay borne fontaine la nekk bu ñu sañoon nag dañu am branchements sociaux comme ñëpp. borne fontaine yi jigéen yi ñooy dem di root def ci ay bouteilles de 20 litres di yóbbu te loolu dafa metti mu ne ma après nga xoox incha allahu rabbi dinañ ci boole Ñomre dinañ def tout ba Ñomre bokk ci. yàlla dogal na y a 3 jours wala 4 fii may wax ak yow travaux yi commencé na plus d'1 mois. il y a 3 jours wala 4 directeur des travaux Ada Ndaw directeur des travaux de la SONES woon na ma. am na sax comme maître rapport Abdoulaye Fall moo demoon pour superviser liggéey bi. kuule nañ château d'eau bi ci suuf. pour yëkkati ko mu jëm kaw. incha allah château d'eau bi mois d'août dina pare. mi février aussi waa SONES dinañ ñëw pour xool réseau bi. te loolu tamit ay avancement la yoo xam ne dañu leen ci sant di leen gërëm. peut-être loolu liggéey boobu sax mën naa ne maire la waroon wala keneen. mais yàlla dogal na ci suñ position en tant que conseiller municipal xam responsabilité yi nga xam ne moom la ñu am ak suñu askan. ay nit wóolu woon ñu tabbuñu pour ñu teewal leen fa ñu war a xeex pour ñoom. ñu ciy remercier bu baax a baax muy le ministre Mbaye Thiam ak le directeur de la SONES ak ñëpp ñoo xam ne ci jàpp nañ ci. bu ñu jógee ci foofu. suñuy réalisation yoo xam ne def nañ ko en tant que conseiller municipal yaakaar naa maay conseiller municipal bu njëkk a organiser consultation médicale gratuite ci Ñomre. yaakaar naa woo ay nit faj leen may leen ay garab loo xam ne duñ ci fay dara ci Ñomre man maay conseiller municipal bu ko fa mës a organiser. piste bi nga xam ne tey moo jógee Ñomre jëm Paxa. j'ai toutes les preuves muy lettre bi nga xam ne def naa ko en 2013 yónnee woon ko au ministre. de PIDC Souleymane Jules Diop ba suñ borom dogal tey travaux yi débuté nañ ko tamit ñoom tamit ñoo ngi leen ci remercier loolu aussi en tant que conseil municipal lañ ko def. chaque année ñu organiser journée de l'excellence woo élèves yi moo xam élève la boo xam ne dafa jëm ci wàllu école élémentaire muy daara alxuraan muy franco élèves yëpp dernière fois rek bi ñu ko organiser primé nañ 136 élèves. en tant que conseiller municipal gën a ñaax ndaw ñi ñu gën a góorgóorlu ci jàng parce que jàng tey ku ne xam na ne mooy arme bi gën a gaaw pour changer monde bi loolu tamit ñu ci joué pour ñëwee ci femmes yi aussi ñu
di leen taxaw ci ay financement di leen jàppale di leen organiser te incha allah fas nañ yéene àgg ak ñoom ci ay formation yoo xam ne ak taxawal benn kër boo xam ne dina tudd kër jigéen ñi loolu tamit ñoo ngi ciy liggéey ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci côté boobu di ci waxtaan ak ñoom bu baax a baax commencé nañ financement yi te incha allah kër googu tamit dinañ ko samp ba seen ittey bopp dinañ dem ba mën ko fajal seen bopp comme ni ñu débuté ak ñoom. ñu bëgg a def ci seen xel ñu bëgg a def ci seen xel que ñu bañ a dundee li passé ni ñu daan dundee ay nit di leen woo di leen utiliser di leen jël ci ay oto di leen teeruloo ay nit feneen ak feneen ak feneen ñun bi ñu ñëwee woote wuñu loolu dañoo ñëw woo leen ne leen nii la ñuy def bu ngeen bëggee changer nii ngeen di def fii ngeen di jaar te loolu aussi ñoom teg nañ ci seen bët étudiants yi aussi suñu diggante ak ñoom diggante yu ratax la. Yàlla dogal na débuté nañ ko tàmbali nañ ko ay koor yoo xam ne dinañ dem ndogondoo ak ñoom organiser ay ndogu ak ñoom waxtaan ak ñoom ñaax leen parce que ñoom tamit tey ñoo mën a doon ñi nga xam ne ñooy gën a jàppale Ñomre bu ëllëgee. En tout cas côté yu bëri xëy na liste lépp dina xaw a jafe mais démarche yu bëri ñu ngi ci taxaw di xool naka lañ mën a def ba servir tey commune Ñomre. Sama programme. Bi nga xam ne tey bu yàlla dogalee ñu nekk maire bu Ñomre loolu lañ bëgg dérouler mu nekk suñu feuille de route dañ ko tënk ci 7 axes yoo xam ne ay axes yu mooy axe majeur yi bi si njëkk mooy éducation parce que éducation jàpp nañ ne mooy li ñu xaw a manqué éducation bi bëgg nañ ko renforcer bëgg nañ ci taxaw bu baax a baax beneen bi ci topp mooy santé action sociale parce que plateau médical bi fi nekk kenn xamul lu bi nuru doy na war donc côté boobu bëgg nañ ci liggéey nañ ci lu yaatoo beneen bi wàllu économique troisième axe bi mooy économie ku ne xam na ne koom-koom bi biir Ñomre demul ni mu war a demee parce que néew na ñoo xam ne la ñuy am ci biir dëkk bi lay jóge te war nañoo fexe ba ni nga dëkk ci dëkk bi li ngay am di jóge ci biir dëkk bi di jóge ci biir gox bi loolu tamit gëm-gëm la te am na liggéey buñ ci tënk bu am solo axe 4 bi mooy wàllu infrastructure ku ne xam na ne ñoom rek soxla na lu bari ci wàllu infrastructure tey boo soxla woon def ay jàng il faut nga louer ay bâche tey boo soxla woon def mariage il faut nga louer ay bâche soxla na ay salle de conférence soxla na ay stade soxla na ay terrain basket soxla na ay jardin soxla na espace public soxla na ay route yoo xam ne dina dem ci dina jokkale dëkk ak dëkk soxla na tey hôpital niveau 2 wala niveau 3 boo xam ne ku mën a tawat ci tund wi yàlla suñu borom mën a dogal nga ñëw fa am fa la nga bëgg ak yeneen infrastructure te dinañ ci taxaw bu baax a baax axe 5 bi mooy jeunesse sport ku ne xam na ne jeunesse bi xaw nañu leen fàtte taxawaay bi war tey amul ñoom rek dëkk la boo xam ne tey ji amul benn industrie amul benn barab boo xam ne tey ndaw mën na faa dem xëy ngir mën a am dara loo xam ne dina ko mën a jariñ te loolu tamit ku ne xam na ne ñun li ñu bëgg te bëgg ko suñ programme mooy naka lañ mën a def ba ñi nekk ci biir dëkk bi te jamono bi ñu fiy nekk ñu am ci loo xam ne ni dinañ ci jàpp ba keroog ñuy am loo xam ne dina mën a tax ñu mu jar ñuy génn wala ñu dem feneen. Axe 6 bi mooy salubrité hygiène et environnement ku ne xam na ne ñoom rek 4 porte yi ngay duggee yëpp booy dugg li ngay gën a gis mooy mbalit mooy ordure te loolu lu ñu war a jóg la am taxawaay yu ñu ci war a taxaw suñuy xarit yoo xam ne suñu partenaire la ñoo xam ne ñoo ngi Algérie liñ ñu proposé mooy bés bu ñu nekkee maire dinañ teg à notre disposition ñaari benn tasseuse yoo xam ne dinañ wër di récupérer mbalit bi ci biir dëkk bi yëpp ci biir commune bi yëpp. te dinañ teg ay points de ramassage habituel yoo xam ne képp koo xam ne amati nga mbalit foofu nga ko yóbbu ñoom dinañ ñëw di ko jëli. proposé nañu aussi ay benn à ordure enterré yoo xam ne dina nekk ci lu mel ne marché wala juma wala ci école yi nga xam ne mën na nekk ci suuf pendant une semaine oto bi koy jël si ñëw jël si ko. bi ci des dinañu proposé nañu ay moto tricycle yoo xam ne ñooy jël mbalit mi di ko yóbbu ci point de ramassage habituel yi
beneen bi tamit xalaat nañ aménager benn site bien normalisé, site boo xam ne foofu la ñuy yóbbu lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu déchet la te déchet bi aussi dañ koy trier tout ce qui est plastique wala leneen ak leneen dina mën a am petite industrie bu fa nekk boo xam ne dina ko mën a transformer waat liggéeyaat ko ba loolu mën a dugg ci marché bi. waaw en tout cas daal bëgg nañ bonne gouvernance démocratique participative boo xam ne dina wuute ak yi fi daan am loolu mooy suñuy axes yi nga xam ne mooy 7 axes yi nga xam ne mooy programme bi nga xam ne tënk nañ ko ak ay borom xam-xam liggéey ci nag liggéey bu xaw a yàgg liggéey bu jël temps te rafet nañ njort ne bés bu waa commune bu Ñomre élire Samba Kanté à la tête du maire changement yu bëri dina am te liñ ci bëgg wala liñ ci doon yéene wala liñ ci bëggoon dinañ ci am loo xam ne nii lu kawe seen njort la. fii ak 10 ans incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee may ñu wér may ñu tal ak fekkee bëgg nañ fépp foo xam ne fa la ñuy séntu doomu réew bi ñu séntuñu fa ñu gis ñu fa. bépp pouvoir de bépp instance de décision boo xam ne tey mën nañ fa taxaw fa suñu gox incha allah rabbi mën nañ ñu fa séntu te xam ne duñu bàyyi suñu loxo fii ak suñu borom mi ngi ñu fi bàyyi. parce que suñu ittee damay wax souvent ne bu ñu yàlla joxoon la mu joxoon Alaaji Njóoka bi wala Alaaji Jili Mbay damay yëkkati ji suma poste di jox waa commune Ñomre mais comme yàlla dogalul loolu li mu dogal tey man dama jàpp ne war naa mën a xeex ba seeni conditions de vie mën a soppeeku ak ci côté yëpp incha allah échéance yu ñëw daal yoo xam ne war nañ fa mën a représenter dignement suñu communauté dinañ ci bokk. ñuy sàkku ñaan ci kilifa diine ya fa nekk yëpp ak kilifa aada yi fa nekk yëpp di dugal ci loolu rek ci biir 10 ans yi ñu jëm incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee ak suñu programme bi lépp loo xam ne manqué woon Ñomre ñu ànd ko ak waa Ñomre ba amee ko niñ ko bëggee ci biir 10 ans yi ñu jëm. li ñu doon sàkkul li ñu doon daw li ñu doon uti lépp incha allah bi suñu borom matal ko lu kawe suñu njort ak waa Ñomre ak waa commune bi yëpp incha allah. may lancer benn message ci waa commune bu Ñomre yëpp di leen wax ne dañoo jëm ci échéance yu am solo le 23 janvier 2022 est un tournant décisif mu nekk bés boo xam ne. ci la ñuy war a tànn koo xam ne mooy jiite commune bu Ñomre pendant 5 ans yii ñu jëm incha allah ku ne xam na ne 7 dernières années yi ñu passé Ñomre daf ci reculer te dara waralu ko lu dul def choix boo xam ne gënul ci commune bi lii ñu jëm nag dafa am solo may wax ne ñun ñi dëkki commune bu Ñomre yépp kenn ku ne xam na ñi taxaw di laaj kan moo ci gën ci commune bi. ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te moytu ñi nga xam ne seen intérêt bopp moo leen tax a jóg ñi nga xam ne nu seen tur yokko moo leen tax a jóg di moytu ñi nga xam ne négocier nañ ak ay partenaires ci àdduna bi pour naka la ñuy def ba ndax waa Ñomre ba jaay seeni suuf bu ngeen demee ba ca kanam ngeen bëgg a dem ci seeni tool am ay problème bés bu leen demee bay fal na ngeen fal ki nga xam ne boo leen ko soxlaa di ngeen ko gis boo leen ko bëggee jot di ngeen ko jot koo xam ne bu ngeen bëggee àgg ci këram wala ngeen àgg ci mbokkam di ngeen àgg ci mbokkam waaye am na ñoo xam ne fa ñu dëkk tey doonuñu fa dara ñemewuñ faa laaj fexe ba ci ay tappale ak ay caaxaan dugg ci Ñomre te lenn indiwu leen lu dul nu ñu yokkee ak nu ñu tege askanu Ñomre ëllëg ay naqar yoo xam ne kenn du ci man dara. maa ngi ñaax askanu Ñomre ku ne xam na ne élection carte moo koy gagné ñu dem jëli seeni carte incha allahu rabbi le jour J ngeen teel a jóg jéem a tànn ki nga xam ne mooy intérêt wu Ñomre mooy jëlee Ñomre fii mu nekk yóbbu ko fi nga xam ne moom ngeen bëgg loolu daal dañuy ñaax askanu Ñomre yépp di leen ko sant. surtout nag ndaw ñi nga xam ne année yi ñu jëm ci kanam bu ñu fi yàlla bàyyee ñoo fi nekk kon yaakaar naa combat bi seen combat la. sama dernier mot maa ngi sant waa Ñomre di leen gërëm di leen wax que ñu gën a préparer li nga xam ne moom la ñu jëm muy élection locale yi le 23 janvier 2022 di ci woo
waa Ñomre yëpp waa commune bi yëpp muy imam yi muy femme yi muy képp koo xam ne doomu commune bi nga ñëw teg ci sa loxo yàlla suñu boroom may ñu ci ndam ak liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko durant 7 ans yi yëpp proximité xam ne ñu ngi koy def depuis pré-campagne bi am nañu yaakaar ne yàlla dinañu may ndam ñu ànd ko ak waa Ñomre ñu ñaan yàlla nag nekk maire boo xam ne li ñuy liggéey ci commune bi dañ koy ànd ak waa Ñomre kenn du la fal nga bëgg a liggéey yow rek comme ñi fi daan jiitu ni ñuy defee fas nañ yéene bés bu ñu ko nekkee bu ñu nekkee maire bu Ñomre ñun ak waa commune bi yëpp ñoo koy ànd kenn ku ci nekk gouvernance participative la doon kenn ku ci nekk la ci sa taxawaay ak sa wàll ñu woo la ca war ñu jox la ko ñu ànd ko surtout nag sama mbokku ndaw yi ma di leen wax ne leen combat bi seen combat la lu ngeen ci man ngeen ñëw jàpp ko ñu àndandoo incha allah yàlla may ñu ndam au soir du 23 janvier 2022 incha allah. ku xool ci li passé xam ne ni ñu mën a relever défi bi mooy au soir du 23 janvier yàlla jox ñu ndam li ñu ànd ko ak waa commune bi yëpp. jëmale Ñomre ca kanam. moom Samba Kanté dellu di woo askanu Ñomre di leen ñaax di leen soññ ñu dem jëli seeni ay carte ci sous-préfecture yi ngir ñu mën a voter le 23 janvier loolee ba mu weesoo mu ngi tàllal ay loxoom kilifa diine kilifa aada yu Ñomre gi yépp ngir ñu defal ko ay ñaan waaye it sànni ñaan ngir élection yi ñu am ko ci jàmm ak ci salaam.